mbokku téléspectateurs yi fexe yi saxooti ànd ak ñun ci seen bloc d'information la totale yegg si leen ak jàmm ci seen waxtaanub tey ji xam ne nag ci bloc d'information bi li ñuy waxtaanee daa jëm ci mbirub xëy waaye tamit jëm ci mbirub électricité waa Senelec ñoom la ñenn ci prestataires yi ti joxoñ baraamu tuuma li waral loolu moo di ne ñoom dañoo jàpp ne ay at yu bëree ngoogu ñu nekk ci liggéey foofee te amuñu fa embauche amuñu tamit repos lépp lu jëm ci mbiru prime dafa mel ne dañ leen ko xañ loolu tax nag tey ñu woo leen ñoom ci plateau seen bloc d'information la totale ngir ñu àndal ñu ci ay leeral waa Senelec yi ñoom tamit jéem nañ leen a jokkook ñoom ngir ñu ñëw ci plateau bi ànd ci ak ñoom waaye ñoom dañu xam ne du ñu mën a ñëw ci plateau bu tey bi moo tax nag ñu war a ànd ak El Hadj Moussa Gueye nekk modérateur amical bi xam ne moo yore lépp lu jëm ci mbiru mu ëmb travailleur yu nekk ci électricité ñu tuddee ko ATE El Hadj Moussa ñu lay nuyu ti la dal ak jàmm. waaw Xasana ñu ngi nuyu di la ziar. di nuyu waa kër gi yëpp. di nuyu waa ITV. d'accord alors Moussa lan mooy seen coow ndax fan yee ci kaw gisoon nañ ko defoon ngeen ab manifestation boo xam ne sax police da ko tasaare woon fële ca Kaolack kilifa nekkoon ci manifestation bokk ak yéen ñu teg ko loxo lan ngeen di ñaxtu ci Senelec yéen yaa ngeen di liggéey waa Senelec waaye ngeen di ñaxtu ci Senelec lan mooy problème bi seen diggante. waaw jërëjëf merci Xasana bi ngi joxe occasion à ce que ñu ñëwaat waxtaan ak askanu Sénégal ci li ñuy dund bon maanaam marche bi nga commencé au niveau de Kaolack mooy bi ñu fi defoon ba mu am ay coow avant marche boobu il faut ñu préciser ne marche nañ à Dakar avant ñuy dem à Kaolack ñu jóge Dakar dem Ziguinchor jóge Ziguinchor ñëw Kaolack bon coowal Kaolack nag dafa am lu ko indi waxoon naa ko dinaa ko waxaat li ko indi lépp mbirum politique la mbirum politique moo indi woon coow li parce que li tax mooy dañ ne DG Kaolack la dëkk alors que ñun bi ñuy def marche Kaolack bi dañu doon dérouler suñu plan d'action parce que ñun dañu am plan d'action plan d'action bi 3e étape bi Kaolack la woon mu tombé nag DG dëkk foofu ba mu fa dëkkee nag ñu ñëw déposer suñu demande de marche à notre grande surprise préfet Kaolack gëmloo ñu nañu waruñu fa def marche dem na ba jéem ñu proposer médiation diggante ñu nag DG am na ci droit parce que autorité publique la mais nag na ma ko bëgg a jaare lañ doon woon nangu finalement mu ne comme ñun bu ñu fi bëggee def marche daf nañ bëgg xajamal politique gu DG alors que ñun la personne de bi tey ne nous intéresse pas ñun li ñuy intéressé mooy DG Senelec ñun kooku la ñu waxal. léegi dellu si nga un petit peu ci historique gu marché bi ak li tax mu xaw a jaxasoo. waaw waaye lan mooy problème mu. yéen prestataires yi ak Senelec en tant que tel pas institution bi mais pas nit ñi fan. voilà merci ñun suñu amical dañ ko créé en 2017. bien avant 2017 dañ nekkoon dans la boîte di Senelec. di fa liggéey yàgg fa lool ñi fa nekk am na ñoo xamante ni def nañ fa 5 ans. ñii 10 ans ñii 15 ans 20 ans ba ci bi ñu demee Ziguinchor fekk nañ fa ay paa yu bijaaw yi fa def 30 ans de prestation ñu ne nag loolu vraiment dañu gis ne Sénégal dafa mel ni daf ñuy pressé comme limon parce que li tax mooy bu ñuy liggéey nekk fi di def prestation bu fekkentee ni heure embauche jot na ñu teggi ñu ñun dem jël ñeneen ñu ne nag loolu ça suffit parce que mu ñu dund ci prestation ba suñu doole jeex. ñun looloo waral amical bi jóg te bien avant amical ATE am na yeneen amical fi jaroon bien avant ATE am na yeneen amical fi jaroon te li ñuy xeex ni ñoom loolu lañ doon xeex ñun tam ñu ne vraiment mënuñu toog di nelaw ba ñuy xëy chaque jour di jël gis ay nit yoo xamante ne da ngay jékki-jékki dem ci biir boîte bi ñuy liggéey alors que ñun ñi nga xamante ni soxloo ñu formation ndax mën nañu liggéey bi ndax bu fekkoon ne mënuñu woon liggéey mais du ñu toog ci boîte bi des 5 ans wala 10 ans wala 15 ans. mais prestation en tant que lan ngeen fa nekk ba tax ngeen def fa 5 ans ñeneen ñi ngeen di 10 ans ñeneen nga ni def fa sax lu ëpp at yooyu noonu prestation en tant que lan ngeen nekkoon di def ci biir boîte bi bu tax ngeen yàggee noonu. voilà prestation bi ñu fa doon def mooy. daf ñu am Sénégal dafa am ay secteurs. dañu am na ñoo xamante ne commercial la am na côté technique. côté commercial bi ñii di def la relève ñii di relever. ñi ngay gis ñuy dugg ci kër yi di relever xool compteur yi waaw ñii di couper ak ñi nga xamante ni ñooy joxe facture yi xam nga ñooñu ñu ngi nekk ci côté commercial bi ci parmi nous il y a ces genres de personnes là am na ci ñoo xamante ne dañuy def les branchements am na ñoo xamante ne dañuy def dépannage loolu yëpp mu ngi ci biir ci biir amical bi kon ça veut dire boo xoolee loolu presque mën nañ la wax ne la
prestataires yi am na lu bari loo xamante dañ ko ëmb ci seen liggéey kon nag loolu presque boo seetloo da nga naan majeure partie liggéey Senelec bi nekk ci biir terrain bi dans le terrain prestataires yooyu ñu ngi ci biir looloo tax ñu ne nag ñun fi mu toll nii mënatuñoo dunde noonu il faut ñu jóg ñu wax loolu mooy yëkkati loolu mooy bitu création Amicale des travailleurs de l'électricité. Amicale des travailleurs de l'électricité en 2017 El Hadj Moussa Gueye nekk modérateur amicale bi ATE boobee mooy suñu gan tey ci seen bloc d'information la totale suñu demee léegi ci xibaar yi dellu si waat dinañu waxtaan ci nan la ñu mën a def ba jàmm dellu si waat ci biir boîte bi ñoom li ñuy wër muy mbirub embauche te njiitu réew bi di wax ne fi mu toll nii wërum emploi wutal nit ñi ay liggéey loolu moo ko ñor nan la ñu war a def ba am entente surtout que ne ki jiital boîte bi moom nee na ay buntam tëju ko ngir nit ñi waxtaan. mbokk yi ñu dellu si waat ci seen waxtaan ci seen bloc d'information la totale bu tey ji nga xam ne dañuy wax lu jëm ci mbirub liggéey surtout nag mbirub Senelec bi xam ne moom mooy entreprise bi yore lépp lu jëm ci mbirub électricité fii ci biir réew mi ay coow am ci digganteem moom ak ay prestataires yoo xam ne dañoo jàpp ne dañuy liggéeyal boîte boobee te ba léegi mënuñu fexe ñu jël leen ngir yóbbu leen ñu nekk ay employés. El Hadj Moussa Gueye moom la ñu dalal ci plateau bi moom nekk modérateur amical des travailleurs de l'électricité ATE ñoom ñooñee bokk ci prestataire yi xam ne dañu nekk ci coow boobee. El Hadj Moussa yaa ngi wax sànq ne da ngeen am problème ndax yéen da ngeen bokk ci ñi nekk ci biir liggéeyukaayu SDE Senelec bi muy ci ñi yóbbu lii di factures yi wala ñu nekk comme agent commercial wala technique bi ngeen def fa juróomi at wala fukki at maanaam def ngeen fa ñi bokk fekkee ngeen fa directeur Pape Demba bi tey mii ki ko fa jiitu woon ak yeneen nguur sax peut-être yoo xam ne jiitu nañ ko fi lan moo tax alternance yooyu yëpp ti am direction yi ti bouger mais yéen seen situation mais loo xam ne daa stagné benn place bañ a avancer. bien merci ci question boobu parce que question bu am solo la gis nga loolu d'habitude li koy indi mooy que ne dañu jël Senelec jël ko même mu mel ni lu ñu politiser. alors que war na mën a bañ a nekk parce que entreprise nationale la. mais ñi ñu fa teg seen compétence lañ fa teg. fa jëm may ma ñëw fa laa jëm. parce que gis nga ñi ñuy recruter nii am na ci ñoo xamante ni tey boo duggee ci terrain bi ay gaynde lañu ay liggéeykat lañu. kooku il faut le reconnaître parce que boo seetee nee naa la sànq am na suñu amical bi ñoo xamante ni ñoo leen jiitu woon. ñooñu 493 yooyu ils n'ont pas démérité ay liggéeykat lañu. ñu jiitu ay liggéeykat lañu ndax dañoo ramper. mais ñun li ñuy fustiger di ko xeex di ko joytu mooy dañuy def des recrutements yoo xamante ni da ngay xëy gis ñoo xamante ni ramper wuñu xamuñu dara ci liggéey Senelec ñun loolu la ñuy wax. est-ce que defuñu formation. non gis nga ndax yenn saa yi tamit dañuy gis ne ñu ni formation am na waa Senelec yóbbu nañu ay éléments fii pour former leen ci tel ou tel est-ce que c'est forcé nga ramper maanaam tàmbalee ci suuf ba yegg benn bërëb nit ki compétence am mën na tax mu yegg. dinaa la wax dara tey nga xam ko. gis nga Senelec pàcc boo ci gis ne y a des diplômés y a des non diplômés. Senelec du liggéey boo xamante ne ni diplôme moo koy liggéey. la preuve souvent nga gis des diplômés yu ñu embauché ñëw dugal leen ci terrain bi du ñu xam fu ñuy jaar y a des travailleurs yu nekk biir Senelec pour mën a liggéey foofu. dégg nga dama ne la théorie bokkul ak pratique loolu laa la bëgg a expliquer bokk théorie bokkul ak pratique les réalités du terrain bokkul ak réalités yi nekk ca fa ngay jànge bokkul loolu ci fépp la voilà loolu ci kon nag domaine yëpp la waaw kon nag tey jii nii tant d'années yi nga def Senelec loolu rek égal ya na diplôme bi kooku def parce que li tax mooy am na fu ma ko waxee ñu tontu ma comme quoi que ne dañ ne ñun ñooy former les agents de Senelec waxewu ma foofu xam nga fu may waxee dama ne ñun souvent ñu indi stagiaire biir Senelec jox ñu ko ñun ñii les prestataires ne ñu ànd leen ak moom ci terrain bi ñu wan ko liggéey bi stagiaire laa wax de souvent da yor diplôme am ñëw ñu wan ko liggéey bi ànd ak moom ba wan ko liggéey ba mu mokkal ñu xëy gis kooku ñëw romb ñu embauché ko mu takk barjam kooku suñu loxo lay jaar ñooñu bokk ñëw ñi nga xamante ne dañoo ramper biir Senelec maanaam dañoo côté bu nekk liggéey nañ fa daan fa seen doole xam nga bokk la ñi nga xamante ne ce sont des diplômés yoo xam ne dañ leen indi def loo leen stage ñun ñu jël leen teg leen suñuy loxo ñu wan leen terrain bi wan leen liggéey bi ñu jóge fa ñun bàyyi ñu fa ñun ñi nga xamante ne ñun la ñu tuddee ay prestataires xamuñu dara amuñu diplôme ñu teg ñu fële
mais lu tax loolu yàgg yaa ngi wax sànq moom laa lay expliquer ne la wax nga affaire bi def na am nañu fa 5 ans 10 ans ñeneen ñi sax neen def nañ fa plus de 20 ans lan moo tax direction yooyu yëpp di romb yéen ngeen fi nekk te def liggéey boobu te kenn rek déggu leen ngeen coow kenn déggu leen ngeen grève chaque fois ngeen di wéyti liggéey wax nga ne sànq amoon ngeen am amical bu daanu woon ñeneen yéen ngeen doogaati jëlaat liggéey. loolu dafa yàgg Senelec ñun dañ ko fee fekk maanaam dafa mel ni Senelec dafa entreprise boo xamante ne nii dañ koy donnante parce que li tax ma wax la loolu mooy souvent recrutement day am ñu privilégier les fils d'agent souvent day am est-ce que loolu c'est normal ci entreprise nationale parce que Senelec waa Sénégal ñoo ko moom benn parti moomu ko nañ waxante dëgg xam nga kon tey jii souvent da ngay gis ñu jël doomu agent jël ko à ta place souvent ñu créer concours boo xamante ni ñun ñi nekk foofu di prestataire waroon ci mën a bokk du bët dañu xëy dégg na concours am na dañuy def te gis nga concours yooyu avant ñu organiser concours jël nañu ñi ci war a admis ba pare. est-ce que factuel la est-ce que factuel la est-ce que da nga ci am preuve ne dañu jël ay nit ba pare laata du jeex est-ce que am ngeen ci ay preuve déggoo li ma la wax suñu waxee examen moom ñëpp dañuy dem xëccoo ñi ci baax ñu wax leen dem leen dafa am ci ñun ñoo xamante ne nii dañuy def concours laa wax ba pare ba mu leer na ni ñoom am nañ seeni moyenne ñu tegg leen jël ñoo xamante ni nii concours ba ñooñu nekkuñu fa woon am na kon kañ loolu mooy dëggal li ma wax. parce que ñun li ñuy wax duñu lu ñuy inventé lu ñu dund la dañ koo dund du lu ñu inventé te gis nga Xasana dafa am benn côté boo xamante ne il faut moo wax ci tuuti parce que li may gën a metti mooy gis nga fi ma toog nii di wax nii nee nga avant nga may woo nga waa Senelec pour ñu ñëw toog ñu ne mënuñu ñëw du loolu nga wax gis nga bu ma demee je sais que ne dinañ ñëw pour mën a am seen réponse te loolu sax c'est normal parce que benn lay pàcc la loolay dëkk yoon waaw loolu sax benn lay sax pàcc la loolu c'est normal mais chaque fois foo dem wax bu ñu ñëwee foofu benn réponse lañ lay indil te bàyyil xel bu baax li ma la réponse bi ma la jox bu ñëwee toog fi loolu lañ lay wax mooy que ne ñun amuñu ak ñoom benn lien juridique. waaw léegi lien juridique boobu foofu laa doon yegg si lien juridique boobu moom dafa mel ne mooy nëw problème bi. très bien ñëpp dañuy wax ne amoo leen lien juridique. yéen amoo leen lien juridique ak Senelec en tant que tel. kon nan ngeen mën a waxee waa Senelec ñu reconnaître leen. wala ñu engagé leen. lu tax ma may ma décortiquer la benn par benn. ci lien juridique boobu ñuy wax ñu ñuy tontoo chaque jour. ak itam lan moo indi ñoom tout le temps ñuy indi réponse boobu. parce que réponse boobu c'était prémédité depuis des années. xam nga limal naa ay amical lu ñu teg ci droit la. mais ma ñëw rek. limal nañ la ay amical yu fi jaar bien avant nous. n'est-ce pas amical yooyu Senelec dafa am fu mu jaar ak ñoom fu mu jaar ak ñoom mooy lan ñun tey jii nii ñoom dañ ñoo jël placé ñu dans des GIE ñun. prestataires yi dañ ñoo jël dugal ñu dans des GIE gis nga GIE yooyu ñu fi indi teg ce sont des GIE écran maanaam écran la boo xamante dañ ko teg suñu diggante ak ñoom. yaa ngi dégg pour mën di ñu tontu ne ñun amuñu des liens juridiques xam nga doo ñu teg ko fa. parce que 493 yooyu jiitu woon ñu fi ñu jaar ak ñoom dañoo yéeg ak ñoom wàcc parce que dañu yoroon ay yoo xamante ni nii da leen lié directement parce que dañu daan am contrat direct ak Senelec. n'est-ce pas ñooñu topp leen ci ñu ne ñi fi des balaa ñu ñuy topp comme nii nit ñu toppee nañu créé foo xam ne fa lañ leen di dugal te gis nga GIE yooyu ñu teg ak entreprise yooyu ma la ñuy wax noonu. entreprise yooyu ñu nga xamante ne ñun ci lañ ñu dugal fa la ñu fekk ñun maanaam dañoo fekk ñuy liggéey sans GIE yooyu léegi pour ñu créer écran boobu ñun ñu jël versé ñu ci GIE yi d'ailleurs même ci suñu amical bi am na ñoo xamante ne ay patron de GIE lañ. léegi par rapport ak GIE yi ngay wax nii. ndax li nga wax c'est assez grave c'est comme si nga ni société bi moom moo créé société écran yu leen mën a employer est-ce que da ngeen am ay fait wala ay documents wala loo xam ne day wane de manière factuelle ne yéen waa Senelec ñoo leen jël versé leen ci ay sociétés yoo xam ne ñoo ko créer seen bopp ngir bañ a am lien ak yéen. xam nga dañ ko matérialiser. comment xam nga nuñ ko matérialiser. parce que ay GIE yi ngeen di wax am nañu ay prestataires yoo xam ne tuddee nañ leen ay prestataires agréés. yuy liggéey ak waa Senelec ñooñu bëri nañ fi nee nañ ñu sax dañu créer emploi. dañ ko matérialiser. comment xam nga naka lañ ko matérialiser. tey jii nii biir ATE amical bi ma bokk. am na ci ñoo xamante ne dañoo yor GIE ci ay kii responsable GIE lañ. te dañuy dem si terrain bi di liggéey. man mii ci GIE la bokk. damay dem si terrain bi liggéey mais GIE bi ma bokk am na ñoo xamante ne ñoom ñoo ko créé mais ba li tax ñu créé loolu xam nga patron GIE yu bari.
ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir Senelec boobu xam nga lan lañ seq ak prestataires yi moo wax la ko. heure fayeeku ndax ñun bu ñu demee sur le terrain bu ñuy dem sur le terrain di liggéey Senelec moo ñu jox courrier yaa ngi dégg xam nga duñ ko jox président GIE Senelec moo ñuy jox courrier directement bu ñu demee liggéey bu ñu relevé jëy ba ñëw Senelec la ñuy joxaat courrier bi am na ci ñoo xam ne bu ñu demee ba ñëw relevé ji ñooy saisir xam nga. bu fekkee ne dañoo dem coupure ba ñëw compte rendu bu ñu ko bindee ci loxo Senelec lañ koy teg. mais ci turu GIE bi ngeen. non. demoo leen ci turu GIE bi. yow ndax wax nga li nga wax léegi da nga ne yow bokk nga ci GIE. nga lay wax keneen bokk na ci GIE suñu ñëwee ti leen di jox dañ leen koy jox mais est-ce que du ci turu GIE bi moo Senelec ñëwul jox la ko. yow en tant que employé GIE bi compte rendu ba ñuy indi. turu GIE bi newu ci turu Senelec moo ci nekk. kan mooy signé yow sa tur soo signé yow turu GIE bi ngay. ci signé wala sa turu bopp. déedéet xam nga GIE boobu. loolu amul de xam nga GIE boobu lan nee naa la GIE boobu xam nga kañ lay am rapport ak prestataire bi heure fayeeku bu jotee. est-ce que du bon yéen yaa leen di fautif. fautif ñu xam nga fautif ñu. est-ce que du yéen yaa leen fautif. non ndax soo leen demee dugg ci biir GIE yoo xam ne da ngeen leen jàppee ay GIE écran yoo xam ne dañuy bañ ngeen am lien direct ak Senelec. waaw alors que yee ngeen am lien direct ak Senelec. waaw est-ce que du yéen yaa leen dugal seen bopp ci mbuxum. non xam nga tax dugal ñu suñu bopp mbuxum. déggoo ma ne la GIE fa la ñu fekk ñuy liggéey. waaw fan lañ fekk yéen tamit ngeen génn ci li ngeen doon liggéey. ma jox la exemple benn exemple oui. ma jox la benn exemple. actuellement Senelec am na fa ay GIE yoo xam ne ñu ngi liggéey yoo xam ne agréé wul ne dañuy wéeru ci beneen GIE pour fayeeku dañuy wéeru ci beneen GIE maanaam tey bu ñu liggéeyee ba nga xamante ne liggéey nañ li ñuy liggéey ba pare pour ñu fay leen seen facture dañuy mujjee dem ci beneen GIE wéeru fa. mais loolu sous-traitance lañ ko mën a tuddee. justement. sous-traitance lañ lu ñu nangu la. may ma ñëw rek. yaa ngi dégg. kon bu ñu la nee la GIE nekk Senelec yëpp dañ leen agréé. man mënuma gëm loolu. non waxuñu GIE nekk taxaw rek Senelec yëpp dañ leen agréé. man li mu bëgg nga laaj nga tontu ma. waaw Moussa mooy da ngeen ni yéen ay employés yoo xam ne yaa leen fa jiitu GIE la. dëgg la ngeen ne amoo leen woon dara loo xam ne da leen lié ak Senelec. dëgg la Senelec ngeen dafa ñëw. waaw je mets encore les guillemets. teg ay GIE yoo xam ne day bañ pour ngeen am lien direct ak effectivement mais yéen lu tax ngeen dem nangu dugg ci biir GIE yi te liggéey GIE yi yow ngay liggéey ci GIE. weer wu dee nga ni GIE bi moo lay fay. déggoo li mu la wax dama ne la boo gisee ñu nangu c'est parce que daf ñu fa fekk ñuy liggéey c'est GIE yooyu ñu fa la ñu fekkoon bien avant ñuy créer les GIE là loolu laa la wax dama ne la loolu moo tax ñu nangul liggéey foofu. mais lu tax léegi yéen xeexoo leen. pour liggéey directement ak Senelec au lieu de passer par les GIE. mais loolu la ñuy xeex nii. mais loolu boobu kay da ngeen ko doon xeex laataa ñoo teg GIE ma ne bañ ko dalee xeex dafay yàgg du tey déggoo ma ne la xeex bi du tey yàgg na. xam nga loolu laa la wax nee naa la ay amical jaar nañ fi. xeex nañ ko du tey léegi nag loolu lañ bëgg mu jeex régénération yi ñëw bëgguñu ñu fekk fi loolu. le problème la te parce que tey jii nii gis nga ñooñu nga tudd noonu. sànq ñooñu nga tudd noonu. mooy prestataire agréé yi. waaw bés boo leen gisee laaj leen ndax ñooñu ñuy liggéeyandool ñooñu ñuy liggéeyloo est-ce que signé na ñoom benn contrat amul de. informellement la ñuy liggéey ak ñoom amul benn contrat bu ñu signé ak ñooñu ñu naan ay prestataire lañ. amul benn traçabilité tey jii li Senelec di wax naan amuñu ak ñoom benn lien juridique. tey bu leen prestataire yooyu attaqué woon ñoom loolu la ñuy doon aussi parce que amuñu benn lien juridique du wax ji xam nga lu tax du wax ji parce que man dama mënut a comprendre kii laaj embauche. mais lien juridique moom la ñu mën a topp suñu bëri yoon comme ni ngeen di wax ma ñëw ñun ba ñu dalee xeex yàgg na musuñoo grève musuñoo arrêté liggéey parce que ay patriotes lañu te dañu bëgg la bonne marche de l'entreprise te entreprise bi ñuy xëcc pour dugg fa du ñu jël mbalit di ko fa sotti bu ëllëgee ñu di fa dugg dañuy rafetal suñu kàddu rafetal suñu liggéey di def ay résultats dëgg depuis lors mosuñoo banque suñu loxo lu mu metti muy taw dañuy liggéey muy naaj dañuy liggéey mais gis nga liggéey boobu noonu ñuy liggéey noonu patriotisme moo ñu ko yóbbee n'est-ce pas te lu ñu mënoon a xëy banque suñu loxo lañ mais duñ ko def parce que ñun fii lañ xam Senelec lañ xam yaa ngi dégg. du ñu tuur suñu ñax ba yegg si ba fii ñëw di ko yàqal suñu bopp mais cela ne veut pas dire que ne. tey jii nii dañuy nangu sort bi ñu bëgg a imposer loolu mënuñu ko dund. loolu la ñuy bañ loolu la ñuy xeex depuis. xam nga te damay laaj benn question. lien juridique boobu ñuy wax entre ñun ak Senelec chaque jour
nee naa la fi ma toog nii bàyyi xel baax ci réponse yi ma la wax nii bu ñu ñëwee loolu la ñuy wax. waaye yéen tamit andi wala leen tontu ci lien juridique. non si saa jëm. gis nga dama lay tontu même ma ñëw dama ne. xam nga dañuy laaj embauche. n'est-ce pas ñu ne ñu mënuñu embaucher parce que amuñu benn lien juridique ak ñoom. n'est-ce pas loolu la ñuy wax chaque jour may laaj ndax ñoom seeni doom wala bu dul seeni doom sax kay jóge fële ñu di ko embaucher ban lien juridique la am ak ñoom c'est une question. nañ ñu ma ci tontu. xanaa ñun du ñu Sénégal ak ñooñu. comme ñooñu. yéen ñëpp Sénégalais ngeen. justement kon ñoom gënuñ ñooyee ci boîte bi. Oui. kon pourquoi léegi ñoom ñu bëgg a embaucher ñooñu ñun bu ñuy laaj suñu àq ak yelleef ñu ne ñu yéen waroon mënuñ leen a embaucher parce que amuñoo ñu leen yéen benn lien juridique. loolu c'est pas cohérent. léegi par rapport ak liggéey bi ba léegi El Hadj dama lay laaj dara. waaw yow fi mu toll nii weer su deewee. waaw nga war a jot sa salaire. waaw kan moo lay fay. weer bu deewee bul ne weer bu deewee neel ay weer. ndax fi mu toog nii di waxee nii am na ñoo xamante ne ñaa ngi ñuy fayeeku. de la faute qui faute à qui la faute à qui. ah mais la faute à qui. parce que ñun. kan moo lay fay yow tontoo ma lay kan moo lay fay yow El Hadj Moussa. Senelec nee naa la dafa indi GIE yooyu teg ko pour bu fayeeku jotee mu jaarale xaalis bi ci GIE yooyu pour mu am bañ am benn traçabilité c'est ça la réalité. yow kan moo lay fay. déggoo li mu la sama GIE bu ma liggéeyee ba pare. moom mooy bind facture. xam nga. wane ne liggéey nañu temps. weer bii yóbbu ko comptabilité envoyé ko bu xaaj gi ñu jaaralewaat ko foofu jox ko président GIE bi mu indi am na GIE yoo xamante ne bu ñu ñëwee les patrons de GIE dañuy jël li ñu am la ca des ñu jox ko prestataire yaa ngi dégg. am na GIE yoo xamante ne comme ñu nekk biir ATE am na ñoo xamante ne bu ñu ñëwee dañu koy xaaj ci digg bi amul kii moo amul GIE bi lii la am noonu la demee noonu la ñuy liggéeyee mais souvent nga toog des mois doo ci jot. ñun nan la ñuy dundee parce que da nga toog ay mois liggéeyoo. wala da nga toog ay mois. du ñu taxaw man maa ngi nii. tey dama demoon relève dama relevé ji woon. tey jii. tey jii ma waxee dama xëyoon dem relève. ñun du ñu toog te liggéeyuñu chaque fois ñu ngi liggéey mais souvent ñu toog des mois te du ñu fayeeku man mii di wax yow fii ma toog di wax yow nii avant koor laa gëj a fayeeku. léegi la faute à qui la faute au GIE kay. non bul ne la faute à GIE defal ndànk taxawal. bul ne la faute à GIE bi non parce que xamul tax ñoom ñoo créé ay GIE te réglementé wuñu ko qu'on se dise la vérité. GIE ñoo bul ne GIE créé seen mbir ngir ñëw def sous-traitance après yéen nga xamul tax ma wax la loolu ñoom ci seen bopp. parce que man li ma wax nii ci mbiru société écran comme ni nga ko bëgg a définir amuñu wanuñu preuve factuelle bu war a mën a tax ñu ni Senelec moo créé lii. non xamul tax mais moo ko créé mais parce que amul tax avant les GIE Senelec da nga daan liggéey ak moom avec des kii nu mu tudd des contrats mu lay fay directement. oui kon kañ mooy li mu la wax mu bañ a am benn traçabilité liggéey ñu leen di fay ba correctement. non bu dee waa Senelec te leen di fay ba léegi am na fa. Mën na am man de du ma wax lu ma xam. dama ngi wax ne non am na ñu ngi def recrutement ñu ñuy mais ñooñu dañ leen di embaucher. ñooñu dañ leen di embaucher. peut-être wóoruma peut-être. am na ñu ñuy defal contrat boo xam ne ñu ngi leen di fay. mais man nee naa la depuis des années ngi nii dañu jël ñëpp ne fi mu toll nii kenn dootul amati liaison directe ak Senelec parce que bëgguñu ñu attaquer leen ëllëg parce que ñu fi jaaroon noonu lañ leen foofu leen jaar ba embauché leen mais lan mooy problème bi ba tax ñu bëgg a jël ñooñu teg leen fi ne nag ñii souvent da ngay am ñu agent yoo xamante ne nii du ñëpp nag. da nga leen di romb ñu di la ciipatu wala di am nu ñu doxale yow parce que ils te disent que ne yow li ngay xeex amu ci benn légitimité mais pour lan. ils ne sont pas plus sénégalais que nous. kon nag ñun li ñuy laaj mais suñu ak suñu élève la de droit. parce que nous sommes des sénégalais comme eux. am na droit laaj li ñu war a laaj. tey jii mooy li ma la wax réponse bi ñu indi chaque jour mais loolu du réponse bu taxaw. directeur Bodi fan yi ci ginnaaw rek am na suñu ay naataangoo yu ko interpellé ci mbiru seen ñaxtu bi. muy recrutement prestataires yi. mu ni buntam tëj ko soo leen ñëwee ngeen waxtaan dina xool nan la ñuy def même su fekkee ne ni nga ko waxee amul benn lien juridique bu leen lié ñoom ak yéen nee na soo leen ñëwee kenn waxtaan te njiitu réew mi loolu la wax toll nii nañu ubbi bunt yi waxtaan ngir mën a def recrutement. kon lu leen tere yéen ngeen dem gisi ji Pape Demba bi tey man dama bëgg suñu waxtaan bu mu neex. lien juridique nga jël ko teg ko na parce que wax naa la ne la. ñoom ñuy embauché. ci suñu kaw. gënuñ ñoo am lien juridique. ak loolu appel d'offre la nit ñi ñëw concours ñu ñëw jàll. déggoo ma ne la concours yi bu ñu ko organisé duñ ko xam. dañuy def concours ba pare ñuy doog a ne concours amoon na Senelec te concours yooyu
occasion la à ce que ñu dugal seen clientélisme. c'est ça le problème nañ ko waxte dee. loolu moo am. saa yu ne concours am na rek xamal ne am na ñu bëgg a dugal ci concours yooyu voie de concours yooyu. léegi yéen lu leen tere dem gisi ci Pape Bitèye lu leen tere ngeen gisee woon moom Pape Demba Bitèye DG Senelec 7 fois toog nañ pour moo wax la ne la. depuis quand ubbi na sama buntu yooyu ci média yi la koy waxee. xam nga ni mu ñu doon rencontré. ubbi nay buntam ndax wax nga ni 7 fois. mais moom waaw mais moom ñëw. ni mu ñu doon rencontré ba marché Kaolack bi ñu mujj a def. il a essayé ça ñu bañ. ñu ne carrément duñ toog ak moom na mu daan toog ak moom bañu ñu toog ak moom. bañu ñu discuter ak moom. da leen bañ. parce que xam nga lu ñu bañ ni mu ñu daan rencontré cette fois gars yi rencontré. 1h du matin sax. nit ñi toog nañoo ak moom. 7 fois yi ci nan la cette fois yi xam nga nan la dem. Pape Demba dañuy woo pour ñu rencontrer ko dans sa maison maanaam ak Kaolack. mais Kaolack du Senelec dañ waxante dëgg. te rencontre yooyu yëpp daf ñu def ay promesses Pape Demba Bitèye toog nañu. boo gisee kilifa diine yëpp wër nañ ko. kilifa diine yi ngay gis yoo Sénégal fu ne dem nañ fa wax ak ñoom ñooñu wax na woo nañ ko wax ak moom mu jël ay engagement comme quoi que ne dinañu jël. yaa ngi dégg. te cette fois yooyu yëpp ñu dem li mu ñu gëmloo mooy dinaa leen jël jàpp leen dinaa leen jël te gis nga pour wax ne la ñun dem nañu ci moom pour waxtaan ak moom Pape Demba Bitèye dig nañu fi 100. jékki-jékki dig ñu fi 70 xam nga fan la mujjee ak ñun le 29 décembre bii passé nii dañuy toog réunion xam nga lu mu ñu wax mu ne ñu si 499 prestataires lañu mu ne ñu 3 laa ci mën a jël est-ce que loolu c'est normal koo digoon ay 70 100 nga jékki-jékki ñëw ne ko 3 laa la mën a jox. lu tax mu wax loolu. moo ko xam xoolal loolu. mais def ngeen négociation peut-être wax na leen lan moo tax mu jógee 100 dem 70 dem 3. xam nga luñ ko wax ngeen ak moom waxtaan lan moo tax loolu xam nga luñ ko wax. dañ ko ne ko ñun 3 personnes. mënoo ñoo dig nombre boobu nga jël ay engagement ci kanamu ay kilifa diine wax leen ba pare tourné ñëw nañu 3 nga ñuy jox ñun loolu bu dee loolu la nga téye sa 3. parce que xam nga lu tax 3 personnes boo ko jëlee ci 499. loolu mooy tas nga amical bi koo koy jox ak kan mooy toog dañ waxante dëgg moo tax ñu delloo ko ñettam ne ko soxlawuñu. bu fekkonte ne ni jël nañ 70 ñu bind ko ci kayit bu boobaa ñu mën a xam parce que li tax ma ne la ñun bañu ñu toog ak moom. xam nga lu tax dañu ko ne ko bu toog ak moom di amati na doon direction ak ressources humaines ak ñëpp ñun ñu indi suñu représentant ñu toog lépp lu ñu wax ñu xaatim ko ci kayit parce que daf ñoo dig ay yoon te lim ñu dig yëpp dara taxawu ci mooy comme li ma la exemple ma jox léegi nee nañu fi ay 70 3 la mujjee ak ñun. kon nag balaa ñuy toogateeg moom di wax bañu ñu toog ak moom de. mais bii wax na ko ci kanamu média yi. xanaa Sénégalais yi ñoo toog mu. déggoo li ma laaj ko mun leen nañ ñëw. dama ne mun naa ubbi samay buntu waxtaan ak. ba ñu dalee dox. léegi fi mu toll nii ñaxtu ngeen ñaxtuwaat ngeen. ndax def ngeen tuuru Sénégal. ñaxtu yaa ngeen di waajalaat ëllëg sax. te pareeguñu defaat beneen manifestation suba incha allah. di ngeen defaat beneen manifestation. diggante 16h ak 19h. danañ defaat benn marche ak Kaolack cette fois ci heureusement xam naa ne affrontement. autorisé ñu nag préfet wala policier yëpp ndax autorisé nañ leen ko. waaw marche bi moom autorisé nañ ko moom ubbiwaat na ay buntam. waaw wax na ko. lan mooy problème bi ba ngeen dem mën a gisantewaat ak moom su fekkee da ngeen def seen manifestation sax ngeen dem gisante ak moom ngeen mën a xool noo leen di def trouver terrain d'entente ndax 3 d'accord tuuti na mais mën nañu xool ñan la ñuy dugal ak nan la ñuy dugalee. na ko jëfee xam nga nan la koy jëfee moom xam na fu muy jaar parce que ce n'est pas la première fois muy négocier. te directeur la intellectuel la xam na. du dëgg xam na te xam na Sénégal. xam na naka la ñu négocier. du dëgg mu ngi ñuy dégg ñuy coow boobu ba léegi bu fekkente ni dëgg la ci moom xam na fi muy jaar ba tour de table boobu am ñu toog devant des témoins devant kilifa Sénégal yëpp lépp lu ñu fay wax ñu wax ko tënk ko bind ko ci këyit ñu xam ne lii kat lu ñu wax la xaatim ko mais kantaa di dem di dajeek moom këpp ak Kaolack non loolu dootuñ ko defati ndax def nañ ko nee naa lu mat 7 fois te dara aboutir ci te tey jii amul fenn fu ñu taxaw ne ko mën a taxaw ne ko yaa ko waxoon parce que bindu ko. El Hadj Moussa Gueye modérateur amical travailleur électricité mooy suñu gan mbokk yi tey ci seen bloc d'information la Total ñuy waxtaanee mbirub recrutement prestataire yi xam ne ñoom ñoo nekk ci liggéey foofee ca Sénélec prestataire yu ñu agréé ñàkkul Sénélec ndax soo duggee si seen site sax gis nga bind la liste des prestataires agréés ñii liggéeyal ak ñun dul liggéey prestataire agréé lu leen tere yéen ngeen dem bokk ci ñoom.
ngir mën a jaar ci yoon seen salaire ni ngeen koy waxee fayeeku bi au lieu muy nekk loo xam ne da ngeen di toog ay juróom-ñaari weer at doo leen fayeeku weer su mu jotee foo leen liggéeyee pare ngeen mën a jot seen xaalis te def formation ngir mën a yegg ci emploi yi xam ne ñoom peut-être dañoo jàpp ne mbirub technologie la mbir muy avancé la Senelec lu war a jëm ci kanam la moo tax ñu koy ñuy privilégier ceux qui ont les diplômes lu leen tere dem ci prestataires certifiés yooyu. merci Hassana man sa question bi sax daf ma def ay ree tuuti. xamul dafa dema ree gis nga prestataire agréé yooyu ngay wax ñun ñi nekk AT ñooñu ëpp ñu diplôme gënuñ ñoo am diplôme gënuñ ñoo xam liggéey bi loolu laa bëgg ñëpp ja xam ko te gis nga prestataire agréé yooyu ngay wax noonu ñun bañu formé suñu amical bi booba ñoom jógaguñu ñii sont récents bugguma xëpp benn cere ci seen benn suuf si seen cere déedéet ndax dañu am seen yoon ñun ñu am suñu yoon bu ma rafetalul bu ma leen rafetalul ñoom du ma leen ñaawal mais même ma ñëw rek bokkuñu yoon bu ñuy demee bokkuñu parce que xam nga tey ñoom comme ni nga ko waxee tu te dis que dañoo leen war a jege pour ñu former ñun lan la ñuy former non pas ñu former leen ma ni ngeen dem jege leen ànd ak ñoom ngir mën a nekk ci légalité bi parce que ñooñu la ñu woowee les prestataires agréés ñoom la Senelec jàpp ne moom ñooñu lay liggéey xanaa kon yow li ma la wax léegi déggoo ko dama ne la biir ATE ñi fi ne ay président GIE ñu ngi ci biir ATE yu agréé wala non agréé ñu ngi biir ATE kon ñoom ñoo ngi fayeeku normalement dégg li ma la wax dama ne la ñu ngi biir ATE des présidents de GIE ñu ngi biir ATE bokk ATE prestataires yi liggéey noonu ñu ngi biir ATE yaa ngi dégg kon ñooñu gënuñ ñu légitime biir Senelec est-ce que jaxasoo bi bon nekkul bon Moussa seen biir yéen au lieu ngeen di dem ba ci Senelec est-ce que ñooñu amuñu jaxasoo ak non parce que soo waxee léegi prestataire agréé yi ñoo ngi ci biir ATE bi xam ne yéen moom yéen li ngeen di xëccoo mooy yenn ci prestataires yi xam ne dañuy liggéey te recruter wu ñu recruter leen est-ce que du donc seen biir la réeroo am. kon yow yaa ma yëgal ne ma prestataire agréé dañ leen recruter. non prestataire agréé yooyu ñooñu la waa Senelec te liggéeyal directement suñu bëggee jël ay prestataire loolu lañ mën loolu lañ jàppee suñu def sous-traitance mais man mi la wax léegi ne la tey dama doon relever ci ngoon ci suba maa ngi liggéey te pourtant bokkuma foofu kon léegi loolu déjà tontu na sa question non man maa ngi doon liggéey tey jii nii nee naa dama xëyoon relever ci semaine bi yëpp dama doon relever ndax ci période relever nekk est-ce que damay nekk bokk ci ñooñu mais pour former kon loolu mooy justifier ñun pour former ñu liggéey mais pour former la mais formel déggoo li ma la wax dama ne la man GIE bi ma bokk dañ ko agréé waaw dañ ko agréé comme ñoom ni ñu leen agréé c'est ça te man j'aurais bien aimé waxoon naa ko te dinaa ko waxaat yéen les journalistes de grâce dimbali leen ñu ci loolu jóg leen ngeen jël seen micro ngeen def investigation biir Senelec ci prestataires yi ngeen xoolal seen bopp ngeen xam parce que xamul tax man ma ñëw toog fii tey wax waa Senelec ñëw toog fee suba wax dafa yomb jóg leen ngeen dem ngeen defal seen bopp seen investigation di ngeen xam ne ñun li ñu toog fii di wax nii c'est une réalité lu dëggu la lu am la loolu la. ay juróomi weer sans salaire ay juróomi weer loolu réalité la biir. c'est une réalité parce que xam nga lu ñu lay indil dañu lay indi comme quoi que ne bon de commande amagul wala saisir guñ ko wala dafa war a jaar fi jaar fële ci la ñuy dund. nous sommes endettés jusqu'ici nous. am na dañu leen di génne location ñii ñu yóbbu leen tribunal ñii dañuy xëy seen jabar feebar duñ ko mën a faj seen doom feebar duñ ko mën a faj dañoo dem ba dañoo leba ba nous sommes crédibles nulle part kenn wóolootu ñoo jox xaalis. lu ñu ko yóbbee parce que ñu ngi ñuy gis ñuy xëy yaakaar nañu weer bu dee bu ne ñu jot suñu xaalis alors que non te boo waxee ñu ne la GIE ñu am problème alors que GIE yi mais li ñu war a def nañ ko parce que dañ ne ñoom au grand maximum. 90 jours la benn facture war a def maanaam tey boo liggéeyee weer bii ba dugal ko ba mu jeex 90 jours la war a def mais boo liggéeyee 6 mois waaw boo dugalee 6 mois. ñaari weer ak xaaj. waaw boo dugalee boo liggéey 6 mois. ñetti weer sax en principe. kon chaque weer war ngaa mën a jot sa xaalis. kon lan moo indi retard bi. dañu waxante dëgg lan moo indi retard bi normalement chaque fin du mois war nañoo fayeeku mais retard bi lan moo indi ñun ñu ngi liggéey normal. di indi résultat parce que mooy li ma wax dama ne la bu ñu indi woon résultat Senelec kenn du ko tàddal bu ñu indiwul résultat Senelec dàq nañ ñu bu yàgg na wala arrêté nañ ñu mais da ngay liggéey souvent ba ñu bind la félicitation parce que sa liggéey rafet na.
ñetti simili moo des ñaar sax balaa ñoo yegg si ci publicité yi laataa ñoo dem ci xibaaru marax yi Moussa njiitu réew mi wax na ko nee na fi mu toll nii liggéey nit yi nañu liggéey ndax gis nañu weeru mars li xewoon moom jàpp na ko nee na 65000 emplois ñi nekk ci prestataire agréé yi ñoom nee nañ mën nañu créer ba 6000 8000 emplois ci seen AG yu mujj yu ñu doon def fi mu toll nii ndax manifester itam peut-être da ngeen di sonn wala ngeen am ki nit dinañ leen topp du mujj fenn lan la ngeen yaakaar ne moom ngeen war a def wala lan la ñiy jiite Senelec war a def ba ngeen yegg si ci jàmm ak salaam liggéey bi mën a wëy yéen ngeen gis ci seen bopp képp kuy prestataire te nekk bi Senelec gis ci boppam. ma rectifier la tuuti. ñun du ñu sonn mu tant que li ñu bëgg a am ko du ñu toog loolu moom na leer bu ñu jógee Kaolack suba. incha allah dañu ko ne suñu plan d'action. tant que amuñu satisfaction totale kooku muy benn. ñaareel ba. 8000 yooyu ngay wax noonu ça n'existe pas 8000 prestataires yooyu ça n'existe pas. 8000 employés amul boo déggee li mu la wax dama ne la dañ fi wax ñaari wax président dafa génn le 1er mai ne 8000 entreprises ñoo nekk Senelec. Senelec mu leen embauché bu ko defee fayit ñu génn ñun ne ko 8000 entreprises amul Senelec 8000 prestataires amul Senelec yaa ngi dégg. ba tax ngeen di embauche ñi ñuy laaj seen embauchement 499 la ñu. ñu jógewaat fa moom DG génnaat ne au lieu de 8000 prestataires 8000 entreprises la wax te chaque entreprise mu ngi utiliser 10 à 20 personnes yow dama lay calculer la yow Xasana 8000 fois 10 ñaata la. 8000 fois 10 su mu jumul 80000 la. 80000 Senelec dafa atam. nañu waxante dëgg. 80000 entreprises yu sous-traité Senelec. da ko ma attanu ko. kon kooku c'est incohérent. nañu waxante dëgg moo tax ma leen ñun li ñuy wax du lu ñu inventé lu ñuy dund la. ñun 499 lañu li ñu bëgg mooy ñu embauché ñu. léegi fi mu toll nii nan lañ ko war a mën a defee. niñ ko mën a defee mooy est-ce que dem ngeen seeti ji ñu dialogue social yi ak ñi nekk ministère du travail ak ñeneen ñi xam ne ñoom ñoo nekk. ay ci mbiru bi yoon ministre de tutelle bu Senelec sax dem nañ fa. ministre de l'énergie. Sophie Gladima. recevoir nañu building dem nañ ba toog ak moom. pour te dire que ne jaar nañ fépp. amul fu ñu jàll. mais DG dafa dëgër bopp dégluwuñu. dina leen déglu ndax. fi mu toll nii nag li ñuy wax dafa leer wax bi nepp ñëpp dégg nañ ko. dafa leer ñun suñu message mooy. suñu tànk duñ ko tegg mu fi ñu ko teg lañ koy teg. bu ñu jógee Kaolack suba incha allah bu ñu paree dañuy continuer suñu plan d'action. ci ngeen continuer liggéey bi tamit. non liggéey déggoo li mu la dama ne ñun 2017 ba léegi amical baa ngi taxaw. kenn mësut a dégg ne waa ATE taxaw nañu. xanaa kañ. dañuy jóg dem marche. wala ñu dem réunion wala dara. nga ñëw xëj na souvent fa ngay liggéey ñu indi la ay jafe-jafe. pourquoi nga bàyyi fi liggéey. abandon de poste. xam nga. yooyu lañ lay créer mais nag kantaa ñun ñu xëy banque suñu loxo. musuñu ko def parce que nee naa la ñun ay patriotes lañu. Senelec ga ñu jëm duñ fa sotti mbalit. pour bëgg faa ñëw suba loolu ko def. ñu sant ko bu baax gërëm ko moom El Hadj Moussa Gueye mi ne woon suñu gan tey ci seen bloc d'information la totale El Hadj Moussa nekk modérateur bu amicale des travailleurs de l'électricité ATE ñoom nag seen ñaxtu lenn rek la ñu xool nan lañ leen di def ba dugal leen comme ay employés ci biir Senelec mu nekk mbir moo xam ne rek ñaan nañu yàlla njiit yi ñoom Pape Demba bi tey mën ci andi ay tontu ngir mën koo saafara ndax njiitu réew moo ko wax fi mu toll nii nañuy jël nit yi embauché leen ngir créer emploi mbir chômage bi ñu mën koo xeex ci jàmm ak salaam.